mbokk yi jërë ngeen jëf di leen jaajëfal bu baax a baax si topp gi fii si Time4 Africa tey ji nag sunu grand JT muy journal bu ñuy jagleel ay bés gi lépp lu fi jot a xew si ay bés gi fii si Sénégal nañ koy tàmmoo di ko defee samedi bu jot ma ànd si ak suma naataango Aminata Kor maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Momad di nuyu téléspectateur bu télévision Time4 Africa di leen dalal bu baax a baax si grand JT bi. grand JT bi xam naa nag li ñu fi war a waxtaanee bëri na muy nag tabb gi nga xamante ñu koy tabb yenn ci ay maire ci seen bopp gox loolee tamit bokk na ci wàllum politique ak tamit Bamba Fall mi nga xamante ni xam ngeen ni dafa nag fekk ji gaalu ko Macky Sall muy ne ay wax fii ci Sénégal mi ngi fi jógee tamit wàllum wér-gi-yaram ak tamit jafe-jafe yi nga xamante ni dañ koy gis ci askan wi muy jafe-jafe bët fan la jógee loolu tamit daañu ci waxtaan. waaye tamit xam ngeen ne weer bi nag si lañ doon màggal li nga xamante ni moom mooy bëggante gi. ba tax na sunu ñenn si ay reporter def nañ si ay reportage mu ci noppi tamit wax lu jëm si wàllum société ak gune yi nga xamante ni wala ay jigéen yi nga xamante ni Ami Koor dañoo ñëw rek ci dëkku taax yi nag bañ a dellu ji si fa nga xamante ni moom mooy si campagne ba maanaam rawatina wàllum sëy loolu tamit def nañ si gëstu bu rëy di ko jeexale tamit ak wàllum tàggat yaram kon mbokk yi loolu mooy ponk yi ñu dem dellu si waat faram-fàcce. jërë ngeen jëf kon nag dañu koy dooree ak wàllum politique Ousmane Sonko xam ngeen nag tab nañ ko mu nekk maire bu Ziguinchor moom mi ginnaaw nag bi ñu ko tabee dogal gi nga xamante ni moom la njëkk a jël moo ni daal soppi tur yi nga xamante ni mooy turu xàll yi am foofee sa diwaanu Ziguinchor mu duppele nag ay jàmbaaru Sénégal jëlee ko nag ci turu tubaab yi moom Ousmane Sonko ñu teewlu ko ci ay leeral. Vous vous rappelez même lors de la campagne présidentielle 2019. boo leen fàttaliku ci atum 2019 ci laa waxoon ne bis bu ma yàlla fale ma nekk président de la république du ma nangu fii place bi ñu tubbee statut Faidherbe li nu mel nag amuñu benn intérêt amuñu benn problème di xeex la France waaye imaginez la gannaaw bu ñu amee indépendance ak léegi mu toll ci juróom benn fukki at ak ñeent am na ay jamono yoo xamante ni lieutenant Javeli dafa jëloon fii ci dëkk bi ay doomi Casamance yóbbu leen fële ca France te ñoom ñëpp dañ leen massacré woon kon tey xel mënta nangu fii ci nga xam ne mooy suñu dëkk di Ziguinchor am benn prix boo xam ne dañu ko koy duppee loolu moom xel mënu koo nangu. Est-ce que ça c'est normal? maire bu Ziguinchor la ñu desandi ba léegi xam ngeen ne nag dañu ko fëggoon ab contrôle judiciaire moo tax nag mënul génn Sénégal loolee nag tax na ñu jëf ci ab gëstu boo xamante ni moo ne daal jamono ji ay avocat am lu ñu bëgg nag mooy ñu dindi li nga xamante ni moom mooy contrôle judiciaire boobee su ko defee moom maire bi mën nag di dem ci biir Afrique yëpp ngir nag doxe ay soxlaam leeral yi ak Barthélémy Koli. maire bu bees bi kii di Ousmane Sonko bu nga xam ne dañ ko placé woon ci contrôle judiciaire depuis mars 2021 ginnaaw accusation viol ak menace de mort bu benn xale bu jigéen déposé woon ci ginnaaw loolu Ousmane Sonko sàkku na ñi tegil ko contrôle judiciaire boobu ci requête bu bees bi avocat mi wax nañ ne seen client Ousmane Sonko ak statut maire Ziguinchor bu mu yor léegi dafa soxla ay déplacement yu bëri ci biir àdduna bi ñuy fàttali ne bala génn àdduna juge d'instruction Samba Sall Ousmane Sonko déposé woon na requête ngir dakkal contrôle judiciaire boobu ginnaaw buñ ko jiiñee le 8 mars 2021 ci mbirum viol ak menace de mort ci la ñu placé Sonko sous contrôle judiciaire ci la ñu nangu tamit passeport am di ko obligé mu dem ci magistrat d'instructeur aljuma bu mujjee ci weer bu nekk. ponk bu gënoon a rëy ci ayu bés gi mooy nag kii di Bamba Fall mi nga xamante ni fekk na gaalu bu Macky Sall mu nekk loo xamante ni nag am na mbetteel moom Bamba Fall nag nee na moom yàgg na woon bëggoon na liggéey ak ki nga xamante ni moom mooy président de la république moom Bamba Fall ñu teewle ko ginnaaw bi dogal bi waddee. man nag président daf ma bette benn sac ndax wóolu na ma barki démb ñu waxtaan ci réew mi tey tamit mu wóolu ma ni ma def naa la ministre conseiller auprès du président. ma koy sant di ko gërëm man nag Medina ci xol laa bokk yaakaar naa ne moom lim ñu soxlaa mooy ñu ànd liggéey réew mi ndax loolu laa woote woon parce que lim ma wax tamit neex na nee na ma yow da nga ñu tànnal ko loxo waa Medina yi tànnaas bu waay bokk man tamit ma bëggee ko noonu ci réew mi moo tax nga doy ci exemple kon bokk. askan wi tamit ñoom itam yéene ci yàbbi ñeneen daal
li nga xamante mooy waxu politicien jarul ngay dóor sa doom nee nañ daal ki nga xamante moom moo di Bamba Fall bett na leen lool. moo tax nag ñi nga xamante ñoom ñooy askan wi yéen a yàbbe ci mbir moom mi ñu jàpp na sax ab war dëgg la ki nga xamante moom moo di Bamba Fall def kii di nag Bougane Gueye Dany mi nga xamante ni moom la doon àndal ñu déglu reportage bi. amuñu analyse bu ñu war a def ci champ politique bi fu nga xam ne foofu intérêt kese la Bamba Fall dem na ci nguur ni peut-être dafa jàpp ne foofu moo gënal pour man du trahison dañoo war a évoluer. Bon, Bamba Fall xam naa liggéeykat la bon s'il a décidé de. Bamba Fall liggéeykat la comme moom moo décidé liggéey ak président Macky Sall lu war mooy na def liggéeyam bu baax Sénégal la ñu xaar mu jëm kanam loolu nag bu doyee baax na wante nag bu doyul dina génn ci nguur gi. Mais si ça ne marche pas, je crois qu'il pourra se démarquer. Ah, pourquoi pas? Pourquoi pas? On est dans le champ politique. Tout est possible. dañoo nekk dëkk bu spécial li valable tey mën na bañ valable suba waruñu négativer loolu xëy na mën na servir aux côtés du président de la République Macky Sall ci nguur gi. C'est comme ça qu'il faut le prendre. Il faut pas négativiser. Peut-être qu'il peut mieux servir aux côtés du chef de l'État, on ne sait jamais. jërëjëf Barthélémy Coly gis ngeen ko doon mbokk yi mu nekkoon li nga xamante moom moo gënoon yaatu ci ayu bés gi ci rawatina wàllum politique gis nañ Aminata Kor ki nga xamante mooy Ousmane Sonko première réaction première dogal bi nga xamante ni def na ko moo ne daal jëlee tur yi nga xamante mooy yenn ci ay yoon wala nga ne xàll yi nekkoon ci Ziguinchor foofu mu jëlee leen ci turu tubaab yi nga xamante moom lañu amoon mu jëlee leen foofu def ko ci turu ñi nga xamante ñoom ay jàmbaaru Sénégal mooy ay tirailleurs Ami Kor noo jàngatee loolu. jàngat bu rafet la boo xamante ne tey jii ñëpp ñoo ko war a rafetlu ndaxte bu fekkente ne ñi nga xamante ne ñoom lañ tuddee woon rue yooyu dañ fi nekkoon ngir noot suñu maam yi yàlla bu defee ba ñuy jot suñu indépendance jot na ñu bàyyi leen jël suñu maam yi nga xamante ne vraiment ñoom tamit dañ doon xeex ngir ñu am liberté boobu. donc fee la boo xamante ne war nañ ko def budul Ziguinchor kese ndax gis nañ yeneen région yoo xamante ne colon yi aussi amoon nañ fa présence bu am solo mu tollu Dakar wala Kaolack wala yeneen yi comme ni ma ko waxee. donc dafa jot pour ñu jël valoriser suñu héros yi ak suñu tirailleurs yi comme ni mu ko tuddee noonu nga xamante ne ñoom lu ñu am tey ñoom la ba muy metti ñoom la woon donc nañ leen bàyyi loo xamante ne dañ leen di fàttaliku bés bu nekk ndax amuñu seen fay bi rek mooy tuddee leen bërëb boo xam ne ku fa romb rek di nga mën a xam ne kuñ ko tuddee doon te xamuñu ko waaye nag dinañ xamaale tuuti jël bi nga xamante ne def nañ ko. jéego yi nga xamante def nañ ko mbirum Bamba Fall mu nekk loo xamante ni yaakaar naa ne bett nañ ñëpp ndaxte am na vidéo yoo xamante sax dañ ko yóbbu VAR muy wax ni daal moom du mos a fekk ji Macky Sall ba di yëkkati tamit ay kàddu tey jii moom mu nga ca gaalu Macky Sall di fas yéene liggéey ak moom. loolu waxu politicien la wala. waaw comme nuñ koy waxee xam nga Sénégal fii politicien comme nuñ ko waxee naan jarul dóor sa doom donc ñoomi neen xëy na sax nit ñi ñoo leen di xeexal waaye ñoom seen biir bu ñuy jël décision duñu xalaat ñi nekk seen ginnaaw donc décision bi nga xam ne Bamba Fall jël na ko xel na peut-être am na li tax mu jóge fa mu nekkoon dem fekki président Macky Sall peut-être décision bi c'est personnel waaye nag xaw na bett nit ñi ndax yénn yoon na ay jamono yoo xamante ne amoon na lu mu doon wax ci loo xamante ne vraiment ci président donc buñ ko gisee mu fekki président Macky Sall dañ koy seetaan rek ba xam fu muy mujj comme moo jël décision ndax politiciens yi moom vraiment kenn xamul seen i début ak seen fin. donc nee na dafa yàgg bëggoon liggéey ak président Macky Sall donc réew mi moom moo ko ñor loolu noo ko mën a jàngatee est-ce que tamit xam nga yenn saa yi gars yi dañuy gis sentir ne dañuy xaw a néew doole bu ñu leen bàyyee ñu dem est-ce que dafa dem bëgg a uti doole ci nguur gi wala. xëy na loolu la waaye nag mënoon na jàpp ci coalition bu mu nekk wala moom bu liggéeyul aussi bu fekkee dafa bëgg a dimbale Sénégal dem ci président Macky Sall du tax mu liggéeyal Sénégal donc dem foofu ak toog fu mu nekkoon mu ngi meloon ne rek mu toog ci parteem liggéey fa bu baax a baax def fa loo xamante ne tey jii nit ñi dañ koy wollu nit ñi dañ koy jàppale ci li nga xam ne loolu lay xeex mais bu fekkente ne moom balaa muy mën a dimbale Sénégal rek foo mu jébalu ci président Macky Sall dafa mel ni moom wóolu wut boppam donc loolu laa gis ne vraiment xëy na looloo tax mu dem mais nag waroon na mën a des ci parteem liggéey fa waaye nag ami du yomb donc mu ngi noonu kon Bamba Fall kon leer na léegi ma nga ca gaalu Macky Sall comme ni ñu koy waxee ami xam naa dama lay bàyyi nga
baaxee ñu yeneen xibaar yi nga xamante ni jëm na ci wàllum njàng mi njàngale mi. beneen xibaar bu soxal wàllum njàng meeg njàngale bi nga xamante ne jamono ji ñu ngi jànkonteel ay jafe-jafe ginnaaw enseignants yi waa CUSEMS ak SAEMS ñii di waa G20 nag ñoom ñoo laa leen di wàllu ci wàllum grève bi ñoom nag dinañ tàmbali altine ñaar fukki fan ak benn ci weeru février li nga xamante ne mooy grève ñoom nag lu ñu bëgg mooy nguur gi daal di tollale payoor yi nga xamante ne moom lay joxe enseignants yi. mi ngoog moomat dañuy desandi ba tey rek ci wàllum njàng meek njàngale mi ak grève yi nga xamante ne moo lëmbee réew mi askan wi sax yëkkati nañ ci ay kàddu di laajte kan moo xam ne moo nekk ki tooñ ñu déglu reportage Ousmane Niang. Bon, c'est difficile à dire mais bon lu mu mën a wax mooy que bu ñu toogee waxtaan war nañ mën juboo quoi te comme état bi moo leen yilif moo yilif ñëpp responsabilité état lañ koy jox quoi dans un premier temps parce que moom moo yilif enseignants yi yilif ñu si des quoi et puis enseignants yi bu ñu gisee ni tamit seen droit respecté wuñ ko c'est normal ñu grève c'est dommage nag parce que xale yi ñoom ñooy payer les pots cassés comme on dit ñoom ñooy subir grève bi mais état bi war na mën toog ak ñoom waxtaan et puis respecter engagement am quoi si sama xalaat. li ngay gis ni xew lii yëpp ce matin rek laa doon discuter ak sama benn jarbaat dama ko ne l'école sénégalaise tant que mu ngi continuer demee nii day am problème rek du mos a jógee ci problème parce que le système que le colon nous a laissé système bi bu colonialiste bàyyi système boobu mooy perdurer ba léegi on va avoir des diplômés qui ne pourront pas avoir du travail on va avoir des agrégés qui ne pourront pas avoir du travail parce que c'est le système colonial qui a été mis en place depuis l'indépendance jusqu'à maintenant kon léegi li ci nekk mooy nañu changer politique on n'a qu'à créer des universités des écoles de formation technique xale yi mën jàng di am métier dem di liggéey ci àll bi man loolu laa ci gis. moom jàpp naa ne si état bi la parce que man sama doom mi ngi jàngee ci école publique la jàngee benn CEM de la place Liberté 6 mais depuis 1 mois bien 2 mois deful anglais te il fait la 4e donc xam nga loolu jaaduwul maa ngi laaj beneen copain bu nekk en classe de 3e moom aussi depuis 3 mois deful mat nekk classe d'examen donc boo fi yokkee grève bi xam nga loolu kéemaan la. donc man jàpp naa ne état bi ñoom ñoo réagir parce que tamit doo yor nguur toog ak ay sénégalistes wax ak ñoom leer naññ dig leen ba pare doo ko jëfee donc fuddu moom digul fudut ci état bi waaw franchement parce que ku suivre actualité gis ni gars yi waxee da nga xam ne fuddu moom ci état bi képp na mën a jógee te état a les moyens bu ko neexoon tey grève bi jeex donc moom la dépendre rek parce que ku jël ay centaine de milliards du ko def ci ay stade ak ay nangam ak nangam waxuma loolu baaxul de parce que stade la am solo ci réew mais nag éducation daa bokk ci li nga xam ne ni mooy doxul réew waaw développement moom boo ci génnee éducation mooy doo dem éducation ak santé donc daal pour mu gàtt daal jàpp naa ne daal wax dëgg yàlla daal état bi moo réagir dimbala xale yi dimbala parents yi. waaw bon mais responsabilité bu gën a rëy bi. état laa koy jox. parce que enseignants yi nu mu tuddati importance du ñu am ñoom ñu nekk ci gouvernement bi jaax nañ ci ay loxo enseignants quoi donc pour man dañ leen war a jox cër. et puis c'est sûr que nag état bi amul ay moyens yu illimité dëgg la mais war nañu mën def effort pour enseignants yi. jërëjëf Ousmane Niang mu nekk kàddu yi nga xamante ne moom la askan wi daal di yëkkati seeni xalaat ci wàllum grève yi nga xamante ne nemmeeku nañ ko moomat jamono ji fii ci Sénégal boobee ba tey nag ñu ngi négocier ak état bi gouvernement bi sax am na lu mu leen njëkkoon jox moomat mu nekk 69 milliards. donc ñu xeeb ko lool ba tax na sax président yëkkatiwaat dolliwaat leen waaye dafa mel ni loolee ba tey doyut enseignants yi ndax ñu ngi tàmbali di def grève lan moo ci sa xalaat jamono ji. waaw man de sama xalaat rek en tant que journaliste xam naa ne daal ñi nga xamante ñoom ñooy élèves yi moom wax dëgg yàlla danañ ci am njeexantel bu baax a baax ni ñu koy waxee ñoom ñooy payer les pots cassés. ñu bëri ñu ngi naan est-ce que du koppar gi nga xamante moom lañ jël jox joueurs yi te mu bëri moo tax ñoom ñëpp dakk riir ku nekk di wax ne nañ la yokkal sa payoor. donc dëgg la ñu yokkal leen seen payoor loolu lu am solo la mais je pense que ni ami su fekkee nag képp koo xamante ni da ngay liggéey rek da nga war a jóg rek na nguur gi dama fay si saa si wala yokkal ma si saa si su ko defee kon Sénégal kenn du liggéey parce que xam nga ne jàngalekat yi ñoom ñu ngi yëngatu yaa ko wax sànq G20 bi ñoom tamit ñu ngi dugg ci biir grève bi su ko defee tamit ànd gësam muy waa santé bi ñoom tamit ñu ngi grève léegi su pharmacien yi jógee ñeneen jóg ñeneen nguur gi dama fay yaakaar naa ne kon su yàggee kon wax dëgg yàlla nu ñu koy waxee
pënd ba day wuri su fekkee ne payoor gi doxul. ni ñu koy waxee dafay gàllagoose daal dafay gàllagoose te tamit doguma la maa ngi doon waxtaan ak benn jàngalekat mu ne ñoom lu ñuy gën a merloo rek mooy nguur gi donc mu bàyyi li muy def parce que am na ñoo xamante ni tey jàngale wuñu waaye tamit seen fonction jàngalekat bee ko gën a sonn lool ngay jël ay 100 000 di ko jox wala 50 000 am na ñu ma bañ a tudd loolu moo tax nag ñi nga xamante ñoom ñooy jàngalekat yi mer yaakaar naa ne tamit loolu lu mat a seetaat la. dëgg la parce que tamit toujours dañu néewal doole ñi nga xam ne rek ñooy jàngalekat yi te yaakaar naa jàngalekat nag ku seetlu ba ci biir kan mënu ko fay même bu ñu leen doon fay ay millions sax loolu xëy na dañ leen koy fay ci xaalis mais loo xamante ne sa doom la moo koy def xam-xam ba mu doon lu mu doon yaakaar naa ne réew mënut a avancer comme ni ñu ko waxee sans éducation bu baax ak li nga xam ne mooy santé te boo seetloo les deux secteurs là ñoom ñoo gën a am jafe-jafe fii ci réew mi donc war nañ aussi mënuñu leen a satisfaire à 100% mais nañ fexe ba ñoom xëy na seen condition de vie parce que yow am nga ci reportage bi nga xamante di nga ko wax fii ci journal bi donc mu am solo am enseignant yu nekk ci gox yu sore yi di jànkonteel fa ay jafe-jafe yoo xamante ne mënuñu ko wax mais bëgg métier bi ak bëgg dimbale xale yi mooy tax ñu toog fa donc dafa fekk ne rek état aussi bu mu xaar ba ñuy def seen i grève mu dooglee naa gestu donc enseignant kenn mënu ko fay voilà c'est ça donc Sénégal problème bi mooy loolu donc ñoom toujours dañuy xaar ba affaire bi cool ñuy doog a commencé voilà ñu doog a ñëw di defar mi ngi noonu mooma donc mu nekk loo xamante ne vraiment jamono ji ñëpp ñoo koy ñaawlu rawatina parents d'élèves yi jënd ay kay ay bic seen doom yi saa yu ñu xëyee ñu gisaat leen ci biir kër gi loolu tamit neexut rawatina ñu war a def examen aussi donc moomat mi nekkoon loo xamante ne dañ ci wax rek mu desandi leneen loo xamante ne aussi waajur yi luñ ciy xalaat waajur yi moom li ñu ciy xalaat mooy fexe ba saafara am parce que tey moom yaakaar naa ni saafara bu ci amul jàng mi day gàll góose élèves yi tamit dañuy ñàkk niveau yaakaar naa ne tamit conséquence bi mooy loolu foofu nag jàngalekat yi ak nguur gi ñu jëm a xool naka lañ def solution mais ne jàngalekat yi tamit fu ñu ko dëgg nee nañ depuis 2018 ba léegi daal ñu ngi daw ci seen droit boobu kon nguur gi su fekkee nafa gi am na koppoor ñu bañ di ko yàq di xool secteur yi nga xamante ni ñoo gën a sonn ñu dugal fa koppoor gi ginnaaw éducation nag dañuy wax ci wàllum santé ñu gën ko xam ci wàllum wér-gu-yaram jafe-jafe bët nag nekk loo xamante ne dañ ko ràññee lool bu baax jamono ji rawatina nouvelle génération bi tax na sax suñu reporter Oumou Kalsoum wàccoon ci terrain bi ngir laaj ñenn ci askan yi loolee lan moo koy indi ñu déglu ko. jafe-jafeem gët nekk loolu lu sonal askan wi li ko sooxee mën na nekk li ñuy consommer professeur Mamadou Sy Baldé di ñu wax jàngatam. Bon, pour la cécité on en parle beaucoup, on en parle vraiment beaucoup, mais bon, les pensées de la rue, il y a les connaissances scientifiques. Bon, pour nous, par rapport à nos élèves, par rapport à nos connaissances scientifiques, nous pensons sérieusement que c'est des cas d'hyperglycémie. C'est-à-dire que lorsque le taux de glucose est élevé dans le sang, si ça persiste à longue durée, c'est vraiment ça qui est à l'origine de la cécité. Les écrans, oui, ça participe, mais à un niveau quand même très faible, très faible. Maintenant, nous sommes surtout victimes de nos consommations. Mamadou Sarr mi di électricien jàpp ni jëfandikoo écran bu bëri mën na waral jafe-jafeem gët. problème kii bët man defe naa xam naa si lekk yi la wala mu mën na doon tamit si écran yi tamit ñu wàññi yenn kii écran yi nii xam na tamit am naa sam benn xarit boo xam dafa am problème kii daa am yëpp quoi moom. ñu wàññi écran yi nii tamit lu yàgg ni suñu bët wala tamit di moytu tamit yenn lekk yi xam nga léegi moom mooy loolu lekk yi moom mooy baaxatul. nit ñi léegi dañuy gaaw a utiliser ay télévision akum écran ci waxu Mohamed Zuber di lycéen mu teg si ni pollution marine tamit bokk na ci li indi problème gët. Ces dernières années, avec la modernisation et la technologie, nous remarquons souvent des jeunes avec des écrans très tôt dans leur vie, ce qui peut provoquer des problèmes plus tard pendant le vieillissement. Mais nous pouvons aussi remarquer des problèmes qui sont arrivés à cause de la nourriture que nous consommons, comme par exemple le poisson et la pollution marine.
gët nekk lu am solo daanaka mën nañ ñoo jàpp ni mooy nit moo tax ñu war a xoolaat bu baax li ñuy consommer ak i moytu jëfandikoo écran bu bëri wala loo xam ni mën na indi gàllankoor ci bët. jërëjëf Oumou Kalsoum Diallo dañuy àddu rek desandi ba tey ci wàllum wér-gu-yaram bari na ay yenn produits yoo xamante ne dañ koy jaay ci magasin yi rawatina ci boutique yu mag yi donte sax yenn saa yi dafay périmé waaye dañ koy woy di jaay askan wi loolee nag mun na jural askan wi ay jafe-jafe si seen wér-gu-yaram ñu seetaan reportage Ousmane Niang. yenn produit yi nga xam ne léeg-léeg commerçant yi dana koy jaay wala boutique yu mag yi nga xam ne askan wi dana koy jëfandikoo produit yu bari dafa périmé daal di jeex te fekk date bi jeexagul askan wi nag gis ne lu mel loolu dafa war a dakk ndaxte mën na andi ay gàllankoor ci wérgu yaramu askan wi ki gisee nu mel mooy borom kër gi gis ne état bi daf ci war a def taxawaay bu am solo. C'est malheureux que état bi dafa dese jouer son rôle. Ñun on est laissé à la merci des commerçants dans tous les plans nag. dañ lay jaay lu bon dañ lay jaay seen prix nu mu leen neexee yooyu yëpp dafa am mais parce que l'état ne joue plus son rôle dina seetlu te dina rafet. waaye fekkee nag ñun ñëpp quête du profit mooy njëkk a nekk sunu leitmotiv te profil boobu nuñ ko mën a amee baax na même au détriment de la santé d'autrui. Dans ce cas c'est grave. keneen na ngi moom lu mu gisee mooy ne date bi rek doyul ngir wane ne produit am na qualité ndaxte des fois dana am ñoo xam ne mën nañu changer date bi def ci seen yeneen i pexe te lu nu mel wóorul benn yoon faaw rek ñu andi ci ay saafara. loolu mën na say rey nit parce que damay jël exemple camion malien yi dañuy andi yem saa ay garab yoo xam ne même date dañ lay jox date boo xam ne dafa gudd te en réalité date boobu nekkul. waaw loolu man dama jàpp ne liggéeyu photo kii bi la état bi la. kon kay moom mu mel ni ne kon ci diwaanu Sénégal am na ay produits yu bari yoo xamante ni périmé na bu yàgg waaye terewul am na ñoo xam ne dañuy taxaw temm ngir wane seeni pexe naka la ñuy def ngir jaay ko ndax contrôle bi ci war am na am déet loolu nag ñi nga xam ne ñoo war a soytu mbir munu mel waa service d'hygiène am na liggéey boo xam ne ñoo ko war a taxawee loolu askan wi yépp di ñaan ndaxte biir moom balaa cee dara dem dañ ko war a seetaat ko. jeexintalu mbëggeel ci ñenn ñi am nañu ci dundu bànneex ñenn ñi ci dundu ab naqar reportage boo xamante ne Ousmane Niang moo ko def. mbëggeel nag ak njeexitalam yi muy def day neex wala mu metti wala sax léeg-léeg ay déception yu bari ndaw si am na lu mu ñu ci wax. dëgg yàlla dund naa ci lu méttee métti mais pour l'instant nii moom damaa ubbi sama bët di xool bu baax a baax vraiment. waaw di ñaax sama moroom jigéen ñi rek ñu jàppalante ñu xam ne bu nit yoree lu baax buñ ko ñaanee nañu xam ne loolu moomuñu ko nañu jël lu ñu moom comment ñu jël lu ñu moom nit da ngay jël loo moom te nit da ngay topp ku la bëgg bul fekk diggante bu neex nga yàq ko. kii moom mbëggeel amu ci mbetteel waaye gis na ko dund nii la ko mbëggeel defoon. des gens ñi nga xamante ni ñu ngi dund déception amoureuse et c'est très normal ñëpp dinañ si jaar. oui gis naa ko bëri na mais bon. c'est ku nekk ak sa vie quoi mënul ñàkk. je sais pas genre je suis juste au courant ni que am na problème dans sa vie de couple mais je vais pas essayer de savoir ndax day jooy wóor parce que c'est quelque chose de personnel doo jéem a dugg ci vie am mais c'est là que d'après li ma dégg ñu wax mbëggeel metti. wante nag même bu dee mbëggeel bari na ay jafe-jafe bu leen fàtte ne dafa neex ci xol dalay wéral ki gisee ni mel di waa ji. conséquences yu positif rek. parce que de nos jours moom ak monde bi tey nu mu demee en termes de stress au boulot activité yi nu mu demee on a toujours besoin de yenn aspects yi ci sa vie yu lay indil du baume au cœur quoi te disons que on ne peut pas vivre sans amour quoi xam nga rek bon de nos jours moom il faut vraiment toujours vivre dans la positivité nga nekk en fait ak nit boo xamante ni moom nga bëgg day renforcer sa bonheur sa stabilité sur le plan psychologique xam nga rek quoi voilà yooyu la quoi. mbëggeel ñu bari buñ ko déggee dañuy pat-pati ndax déception yu bari yu mu leen jural waaye nag terewul bu leen fàtte ne am na ñoo xam ne dañ koy dund ak mbégte am ñeneen tamit dañ ciy def ndànk ndax bëgguñu problème ya leen daloon dalaat leen ndax mbëggeel. jërëjëf Ousmane Niang dañu desandi rek ci wàllum mbëggeel ba tey jii le 14 février maanaam fukki fan ak ñeent ci weeru février lañ doon màggal li nga xam ne rek mooy Saint-Valentin fii ci Dakar naka na mu doon xumbee fii dese nañ ñi ci askan wi naka dañoo jàpp ne ñàkkum xaalis bi la ak mbas mi di Covid 19 reportage Barthélémy Koli.
tey lañu feetu Saint-Valentin ren nag dafa mel ni askan yi soobu ñu si bu baax li nu mel nag am na ñuy jàpp ne victoire Lions yi moo waral loolu. man li ma yaakaar mooy est-ce que nekkul Coupe d'Afrique bi la gars yi moo nekk si boppu gars yi ba léegi victoire bi xam naa loolu la quoi moo tax mais gars yi ñu ngi koy dund de waaw nga gars yi moom Saint-Valentin moom lu sa plupart li ñu koy dundee mooy guddi gi la ëpp li nga gars yi di ko dund waaw. waaw maa ngay préparé nanga rek mais comme nu mu tombé jour ouvrable moo tax xam naa yenn gars yu bëri moom duñ ko farlu quoi moo tax waaw mais man daal pour man quoi chaque jour Saint-Valentin la pour man chaque jour dañ ko war a fêter bu fekkee ki nga bëgg nga ko moom mu bëgg la chaque jour Saint-Valentin la. soxna si moom jàpp na ne feetu Saint-Valentin bés bu nekk la. moi personnellement fêté wu ma Saint-Valentin ndaxte maa ngi ci mbégteem kan bi ba léegi moo waral amuma benn temps pour man bis bu ne dañoo war a dund lii di mbëggeel rax ci dolli di joxe ay cadeau saa su ne. feebar Covid-19 bi ak problème économique moo tax ñi taluñu feetu Saint-Valentin. bon je dirais que les gens. nit ñi léegi dañoo yeewu rax ci dolli mbëggeel lu ñuy dund la foo toll soo bëggee waroo xaar ba fekk ñëw teg si dëkk bi tax na ndax Covid-19 bi tey ji dama demoon liggéeyi wante su ma wàccee dinaa dem seeti ki may bëgganteel ndax moo may dundal. feetu Saint-Valentin lu baax la ngir wone mbëggeelam ci ki ñu bëgg waaye waruñu xaar bés Saint-Valentin ngir wone ko bés bu nekk dañ ko war a dund ak ki ñu bëgganteel. mbëggeel nekk loo xamante ne dafa baax ci doomu aadama ndaxte bokk na liy dundal nit ci kaw suuf nag Sénégal yi nga xamante ne jot nañ leen taataan micro am nañ ñu ci yëkkati ñu déglu reportage Oumou Kalsoum ak Fatou Bintou Dem. nekk lu jafe lu ñu mën a expliquer mbëggeel mën a nekk ci ñenn ñi manque di wotal jàmm Siri Djigo jaare foofu ne fu mbëggeel nekk rek jàmm ne fa ku nekk ak ni mbëggeel di manifesté woo ci yow. bisu mbëggeel moom donte chaque jour moom mbëggeel la waaw ku ko mën ak ku ko mënul moom chaque jour yaay dund mbëggeel. mbëggeel yow nan la lay def yow. waaw ku nekk tamit ak ni ngay dundee sa mbëggeel waaw kenn ku nekk ak ni la yàlla mayee ni nga koy doxalee ndax doomu aadama dafa yàlla dafa sàkk ñëpp mais bokkuñu ak réalité yi tamit boo xoolee duñu benn. maa ngi koy dund te di ko dund ak soxna si ak ñi moo ko sekkal vraiment. ndax nit moom boo amee jàmm rek toujours da ngay nekk xale waaw jàmm daal boo koy am sa kër yow bu la dara méttiwul doo stressé moom toujours peut-être da ngay nekkaat xale rek mais c'est que en général ñuy bëri boo gis ñuy teel a màgget peut-être duñuy am jàmm des fois. lépp mbëggeel la du leneen lu wasi wax ne keroog bi muy waxtaan ak benn xaritam mu ngi ko naan ni kontaan naa dolli si di xeetaan ndax daa bëggante. ñoo ngi ñaanal ñu koy dund genre mu gën a neex ci seen côté relation yu ñuy am ak seen partenaires yi que ce soit muy ku jigéen ki ak ku góor ki lépp dafa war a lalu ci mbëggeel ndax fu mbëggeel amul rek gëm naa ni du mën a yàgg donc nañ di jàppalante. bëggante te yàlla tax xaw ba si lu bari mais damay dégg nit ñi di ko wax donc mën na nekk parce que genre maa ngi wax ak sànq sama copine bi elle me dit wesh que genre temps yi dama nekk en forme parce que voilà Saint-Valentin bi sama lii moo ngi nii tu vois un peu donc c'est vrai ñu koy dund ñoo ngi wax tout le temps que ne lu am la donc maa ngi leen di ñaanal muy gën a neex. ci bu ñu sukkandikoo ci ñenn ci sénégalais yi ñu dajeel mbëggeel nekk na lu doy waar lu kenn mënul expliquer sooy dund ak ki ngay bëgganteel foo toll da ngay féex di belli di dund ci géeju bànneex mbëggeel du ay caaxaan kon bokk nañu gën a bëggante te jàppante. jërëjëf Oumou Kalsoum Diallo jamono ji nag ñu gis xale yu jigéen yu bari yoo xamante ne rek dañuy tànn fi nga xamante ne foofu la ñuy am borom kër rawatina ñi nga xam ne dañuy jóge ca kaw ga sax dañoo nangootu la dellu foofu li ni mel nag sénégalais yi nañ ci yàbbi reportage Oumou Kalsoum Diallo. sëy fii ci réewum taax nekk lu xale yu jigéen ñi taamu Assane Diop di père de famille jaare foofu ne sëy du lu ñuy taamu muy Thiès Dakar ak Kaolack yépp ci yem fu la sa jëkkër yóbbu fa nga war a dem. daal xale bu jigéen bu nekk boo amee koo xamante ni ñëw na daal fëgg sa buntu waajur ni soxla na soxna ak foo mën a dëkk war nga mën a seeg moom bu dee ni seen ànd ak seen gis-gis ak seen xol dëppoo na ndax ndakaaru gi ak Thiès ak Ndar ak Kaolack ci bokk yam sëy moom yàlla moo koy dogal te fu mu ko dogalee nañu nangu jëfe ko ndax sëy nag day nekk un contrat boo xamante ni c'est à durée indéterminée la nekkul sëy ñaari fan
sëy ñetti fan sëy si la ñu tox kenn ku ne da ngay am looy muñ ak looy garder ak looy denc sa morom tam def noonu ngeen mën a ànd ngeen mën a daaj ngeen mën a ndog. Marème moom jàpp ni éducation bi xëy na moo wute ci réewum taax ak dëkku kaw gi. Je pense que xale jigéen ñi léegi bëgg ñoo dem sëyi taax parce que ils ont pas l'habitude genre seen éducation ak éducation foofu c'est pas concordant mën na am loolu moo tax bëgg ñoo dem sëyi foofu noonu. genre que foofu dafa metti par rapport ak fii mën nga dem foofu nga nekk di toog di yanu wala genre yooyu alors que fii taamoo ko waaw mën na am loolu moo tax. bëgg lu yomb rek moo waral jigéen di taamu dëkk bi muy sëyi ci kàddu Mariama Thiaw teg si ni dañoo war a gëm suñu bopp ki nga bëgg fu mu nekk fa nga waa dem. man daal ni ma ko jàngatee mooy bëgg lu yomb kese la ndax man jàpp naa ni nit ki boo ko bëggee fu mu la yóbbu rek war nga faa mën a dem waaw bu la yóbbuwoon ba àll kii dugg ca xeere sax war nga ko faa mën a nekkal waaw pour man daal si vie bu yomb la bokk daal waaw bëgg lu yomb daal noonu laa ko gisee. jigéen taaram moom mooy sëy waa te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa jox jigéen gëddëm waaw lu ñu wax ci boo xoolee saaru xam nga Mariama sax dafa am saar xam nga ci alxuraan kon ñun jigéen ñi xam nga dañu war a gëm suñu bopp. sëy nekk lu ama solo du lu ay caaxaan lal moo tax it sénégalais yi ñu dajeel di xelal jigéen ñi ñu bañ di taamu fi ñuy sëyi ndax lépp teraanga la. ñu jóge ci xale jigéen ñi wax ci aaw buuru këram yi nga xamante ne bu ñu leen takkalee ñaareel nag ñu bëri si ñoom nag borom kër yi dañ leen di fàtte li ni mel nag askanu Sénégal ñaawlu ko bu baax a baax reportage Elisabeth yi. takki ñaari jabar wàññeeku ci aw bi nekk na li askan bi di ñaawlu Baye Mor Mbow nekk étudiant rafetluwul li nu mel. loolu de moom gis naa ni bokkul ci ngor bokkul itam ci diine quoi waaw te itam man loolu man dama koy ñaawlu dëgg-dëgg en tant que croyant et musulman en particulier waaw loolu moom bokkul ci ngor bokkul ci kii itam ci diine waaw parce que nit ki moom bu fekkee da ngay ànd ak moom te la plupart du temps li ngay wax ni gis naa ko bari na sax mais la plupart du temps li ci gën a regrettable mooy dañuy gis ni koy def souvent dañuy am premier jaar boo xam ne da leen di muñal ànd ak ñoom ba dara dul dara ñu dem ba yàlla dogal xéewal ñëw ñu yeneen porte ubbeeku ñu won ginnaaw kooku daal aaw bi. takk nit ki bi di ko nekk na loo xam ne da koy frustré di ko merloo te loolu nekkul lu jigéen yeewloo ngor si di ko ñaawlu lool. nit ki soo ko beddee teg ko ne mu gis boppam waaw ndax doomu aadama moo baaxoo noonu. nekkul sax ci wujjee waaye ci lépp la doon waaw ndax nit ki tamit tey doo ko falee tey mooy nga am keneen tam bàyyi ko rek xam nga day indi jafe-jafe ci lépp maanaam dañ koo séentu ci aw ak ñaareel rek waaye yamul foofu. boo mënul yemale ñaari jabar bul takk ñaareel ndax loolu mën na jur ñàkk déggoo wala réeru ci kër gi surtout ci xale yi. borom kër bu def loolu tas nga sa kër déjà en premier lieu parce que déjà xale dañuy frustré wu. dañuy gis ne seen papa kii la gën a préféré même doonte sax sa aaw fekkente ne dafa sikkal moom defoo jabar man de ci li ma dégg bokk ci waaraatekat yi wax ak ñu baax ñi yemaleel soo mënta yemaleel nag moom ko yemal ci benn mais boo nee ba wut ñaar ñett yemaleel nit nag am na koo xamante ne nag moo gën ca yow mais kooku entre yéen ñaar la mais jarul mu feeñ ci biir kër gi ndax bu feeñ ci biir kër gi rek féewale nga sa njaboot. li nu mel nag nekk na ab seetlu ci dëkk bi takk seet bii di awo te góor ñu koy def dañuy fàtte ni jigéen kenn du ko toroxal. dogal la boo xamante ne nag association ay jigéen ñoo jël dogal samp fi benn école boo xamante ne dañ ciy tàbbu góor yi ci naka nañu yoree seeni soxna li ni mel nag nekk loo xamante ne bu amee fii dina jëriñ ñu bëri reportage la boo xam ne Ousmane Niang moo ko def. école des mariés di l'école boo xam ne dañu ko nama taxawal ngir gën a jàngal góor ñi naka la ñuy def ba mën a téye seeni ay soxna. mais j'espère que nit ñi duñu fay pour dugg ci école boobu il faut ñu définir ban type de famille la ñu bëgg au Sénégal pour mën ko jàngal jigéen ñi jàngal ko góor ñi. lii nag du góor yépp ñoo ko mën a nangu ndaxte dana am ñoo xam ne dañuy jàpp ne yëf yi caaxaan na waaye ñaar nii ñoom gis nañ ne l'école bii bu taxawee lu baax la ndaxte am na góor yu bari yoo xam ne dañuy violent ñàkk kerte ci seen diggante ak seen waay denc yi. góor ñoo xam pour ñoom sëy da nga war a violent avec ta femme xam nga joxuñu jigéen ñi carrément li ñu moom quoi école boobu su amee peut-être dina leen gën a jàngal comment se comporter avec sa femme xam nga affaire yooyu noonu daal. mën na nekk tamit yeneen système yoo xamante ne aussi nit ñi mën nañ fay dem di fa jaar di xam éducation bi nan la ak naka la quoi c'est très important loolu. école bi dafa am solo surtout jigéen ñi nañ ci gën a dem école boobu jigéen ñi ñoo ci war a ëpp dégg nga ak góor yi
parce que c'est très important su fekkee am na ñoo xamante ne pare nañ pour xamale nit ñi vraiment lan mooy sensu couple xam nga loolu c'est très important. jafe-jafe bi fenn rek la nekkee mooy fii ci culture Sénégal góor ñi tàmmuñu comme dégg école boo xam ne dañ fay jàngale maanaam sensibiliser naka lañ war a mën a téye soxna ci biir kër gi ak yërmande. si Sénégal si suñu mentalité suñu culture suñu niveau de développement da naan yëfu caaxaan la forcément parce que man mi ku ma fa bëggoon dugal damay bañ. école des mariés bi nag bu taxawee dana gën a dimbale góor ñi ngir ñu gën a xam naka la ñuy téye seeni soxna ci biir kër gi waaye tam moytu violence bi nga xamante ni léeg-léeg dañu koy nemmeeku mu bari lool am soxna yu bari yoo xam ne dañuy dund fitna ci biir kër gi kon école bi daal ñu xool ba xam fan la wànnant di mujjee ki gëtam. jërëjëf Ousmane Niang moomat mu mel ni desandi na ba tey ci wàllum société. man daal bala may jàll xam naa ne. mbir mi saf na xorom. saf na xorom de ndax dañ leen war a utal école boo xamante ne dañ leen fa tàbb ngir ngeen mun a xam di ngeen yore seen soxna ndax nag. tàbb sax wala jàngal. wala jàngal ay nit mooy jàngal ay nit ne ko nii nga war a yore sa soxna am na ñoo xamante ni moom war nañ leen jàngal nu ñuy yoree soxna loolu moom c'est vrai waaye tamit je pense que ni ab mag moo xamante ni tey du jógee këram naan maa ngi dem école jàngi nu ma war a yoree sama sëy. je pense que ni dañuy créer rek xam nga li problème bi ñun lu ñu war a def ni nga war a yoree sa sëy lépp bind nañ ko mu ngi ci livre yi mu ngi ci alxuraan bi mu ngi ci bible bi kon képp koo xamante ni noo war a yoree sa soxna war nga ko xam te nit cooy xam nga noo war a yoree sa soxna jigéen da nga koy suturaal rek yërëm ko yore ko lépp lu mu bëgg soo ko mënee nga def ko soo ko mënul ngeen am compréhension nga def seen communication mais du question ne tey da ngay dem ubbi école naan dama dem jàngi naka laa war a yore sama sëy. en tout cas daal école am na ñoo xamante moom war nañ leen di corriger bu baax parce que voilà ni ñuy yore seen jabar moom vraiment c'est déplorable parce que jigéen tamit voilà wurus la ngalam la donc da nga koy toppatoo bu baax doo ko harceler doo ko yuuxu yërëm ko ñooñu moom war nañ leen waxal mais tey xam nga ban rôle lu ñu koy waxee bàjjanu gox lañ koy wax bàjjanu gox baa ngi fi xale bu jigéen mu si am problème mën nga dem waxtaan ak bàjjanu gox bi mu ñëw dalal la waxtaan ak sa ci kër association yooyu noonu mais dem ba ci ubbi école xanaa léegi kay li may laajte mooy kuy dugg ñaata ngay fay. dinañ ko wax incha allah comme ni nga ko waxee rek ñi nga xam ne mënuñ toppatoo jigéen te xam li yàlla wax ak li charte yi bind te duñ ko jëfee ñoom ñoo tax ñu nar a créer école bi. nañ dem laajte imam yi. kon baax na. Amina léegi dañuy dem ci ba tey ci xibaar yi rek syndicat secteur de la santé mooy ñi nga xamante ñoom ñooy yëngatu ci wàllum wér-gu-yaram bi ñoom tamit yëngal nañu gësam xaw ma nag am na lu waddam ndéet waaye nag ñoom daal lu ñuy sàkku président de la république Macky Sall mooy daal mu xoolaat bu baax a baax anam yi ñuy fayee comme ni ñu koy gisee ñëpp daal mbirum koppar gi la ñuy wax waaye tamit ñu yokk seen âge de retraite ñoom naka loolu la ñu bëgg ñoom tamit amoon nañu ab lël ci ayu bés gi dañ ci teewlu ki nga xamante ni moom mooy Ndeye Diakhaté kenn la ci association boobu wala sax alliance ànd gësam. protocole bi jot na jaadu na ndax ñoom sax ñoo ñu ko digoon ñu toog di xaar waaye dañoo gis ni dafa mel ni sunu ministre bi nga xam ne mooy ministre de la santé et de l'action sociale ak ministère am maanaam dañoo jékkee-jékki rek nelaw te barki Dembo Ndiaye 1er mai président de la république ni mënta yokk dara ministre des finances xëy suba génnee 69 milliards man damaa jàpp ni gouvernement bi daal dañ dul waxtaan wala boog dekk ju benn say bu ñuy jaaree ni ñuy jaar nii te jàpp nañ ni président de la république moo ci jiitu ndax su ne lii du am ñu xëy suba dégg ni lii am na te ñun ñu tënkoon ci loolu en tant que républicain day jaadu nag ñu taxaw nag carrément ne ñun tam dañuy laaj li nu moom ndax diiru président Macky Sall bi mu nekkee ci réew mi ak léegi jiite réew mi ñun de syndicat de la santé et de l'action sociale fàttaliku ñu benn yoon ñaar dërëm boo xam ne yokku na ci suñu salaire dafa am ay agent yoo xam ne ñoom wax dëgg yàlla ñoom daal ñoom ñooy kumba am ndey am agent yoo xam ne ñoom ñooy kumba amul ndey ñun nag ñun ci ñu amul ndey la ñuy nuru waaye danañu xeex ndax syndicat moom li mu xam mooy mu ñaxtu looloo waral ba suñu ñaxtu ñu ne tey dañu def préavis de grève boo xam ne incha allahu rabi mi ngi commencé def nañu dépôt tey fukki fan ak juróom benn ci weeru février donc muy couvrir ba du 16 mars au 17 septembre ndax dañuy bàyyi benn weer boo xam ne dañ leen di may chance ndax ñu négocier dañ leen di may pour ñoom tam ñu toog xalaataat pour ñu dajewaat suñu toogee nag ba weer woowu mat te woowuñu ñu daje su boobaa ñu delloo buum ca mbooy ba ndax xam nañ ñeneen ñi nga xamante ni yëngal nañu gësam mooy nag waa ASP yi muy agence de sécurité proximité météo na lool ci seen kaw ci ayu bés gi Sénégal boo xoolee nag ci gox yu bëri Dakar Ziguinchor ba fu nga xamante moo di Kaolack ñoom ñëpp wàccoon nañ ci mbedd mi di
sàkku si njiitu réew président de la république mu dugal leen si fonction publique wala tamit xool naka lañ leen di fayee waaye nag ay nag dóor yi métti daal lañ ci jëlee ba ñenn ñàkk si seen bëñ. waaye nag bu ñu sukkandikoo ci ki nga xamante moom mooy Birame Faye moom mooy directeur bu agence boobee nee na daal ñi nga xamante ñoom ne ASP yi ni ñu doxalee yoon tëreewul noonu wala sax yoon waxeewul noonu ndaxte nag lépp loo xamante ni ñaxtu nañu ko doxuñu ko benn yoon ci seen charte ñu déglu ki nga xamante moom mooy Birame Faye. wàllu statut ASP ay engagé civique volontaire lañ loolu lañ xaatim loolu lañ nangu man de mosuma dégg ci ba ñuy door ñu ne leen bu ngeen jeexalee dañ leen di embauché mosuma ko dégg mosuma ko liir mosuma ko gis coow li fi am nag lu ñuy ñaawlu la wax naa ko sànq li tax ñu koy ñaawlu manifestation bi méngoowul ak ñoom seeni statut parce que ñun bu ñu nekkul armée aussi soriwuñu corps paramilitaire ci wàllu kaaraange la ñuy yëngu muy domaine bu sensible domaine bu am solo donc yoon mayu leen encore une fois pour ces deux raisons ñu manifester. mu mer ba futu directeur bu ASP yi daal di ci yokku ne ñi doon def njombe yu ni mel ay daan mën naa dal ci seen kaw. dogal yi nga xam ne war nañ ko jël aussi pour yoon ak yar ak teggi dellu siwaat ci domaine boobu nga xam ne wàllu sécurité la bu soobee yàlla dinañ ko jël ba mu mot sëkk te comité de discipline bi dina daje ci fan yu néew nu mu gënee gaaw ngir jël dogal yi nga xam ne war nañ ko jël donc loolu ñuy wax ay wax ju yàqu la rek wax ju laluwul ci dara la wax ju teguwul ci lenn la bu fekkee dañu toll ci téeméer ak juróom-ñett fukk xaaj gi ci lim gi mun naa ne ay ASP lañ woon yoo xam ne tey ñu ngi ci direction générale bi doon ay kàngam sama ginnaaw li may wax ñu ngi koy dégg te mun nañ ko dëggal am na luñ ma reproché ñu ne dama jël ay ñaari xale yu nekk deuxième promotion dam leen jël parce que kenn ki bac G la am dam leen jël parce que kenn ki licence comptabilité la am xaw ma leen xaw ma fu ñu dëkk te ñu ngi may dégg. nag wàllum borom ñaari tur yi xam nga ne xeex bi mu ngi fii Sénégal ba léegi te wureegul loole nag ñi nga xamante ñoom ñooy étudiants yi sa université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ñoom nag jot nañ si ndaxte nag am nañ seen section bu bees muy nag ànd sàmm jikko yi section bu ICAD ki ko jiite nag di Seydina Omar Ka ne nag daañu liggéey ak ñi nga xamante ñoom ñooy waa ñoom kuréel gii di Mam Matar Gueye jiite léegi nag ñoom ne nañu ñaar fukki fan si weeru yi daañu wàcc si Sénégal li ko dalee nag université ba fa nga xamante ne mooy place de la nation ngir nag naqarlu wala sax xeex li nga xamante moom mooy borom ñaari tur yooyu ba tax na ñu jokkoo ak moom ñu déglu kàddu yi nga xamante ni dénk nañu ko. cité buñ ko waxee jàng lañ wax jàng buñ ko waxee mooy jàngale ak yare kon bu ñuy wax sàmm ay valeur defe naa université kenn waru ko cee jiitu kon c'est très raisonnable ñun ñu bokk ci ñi nga xamante bi dañuy xeex ngir préserver valeur yooyu noonu ci biir loolu ñuy woo bépp étudiant boo xam ne yaa ngi fi nga ñëw adhéré ci cause bi nga xam ne moom la ñuy défendre ci xeex bi nga xam ne moom lañ nekk ñu ñëw bokk ci ñoom it ndax mbir mi seen mbir la ndax mbir mi du ñun rek bu fekkoon nun rek xëy na yàq ñu xaw naa wees ci côté boobu waaye nag dafa am ay génération yu war a ñëw muy sunu ay doom ak ñeneen ñoo xam ne ña ngi ca kanam te mbir mi ci conscience la maanaam psychologiquement la ñuy travailler le peuple ñuy ñaan président de la république monsieur Macky Sall ci agenda bi nga xam ne ñi ngi nekk di ko dérouler depuis des années fii ci Sénégal ñu arrêté ko loolu mooy li nga xam ne ñi ngi koy ñaan di woo tamit askanu Sénégal gépp ci le 20 février bi nga xamante war nañ koo amal fii ci Dakar ci place de la nation ñu ko daan wax place de l'obélisque war nañ ko fa kon ñi ngi wax ne homosexualité nanguwuñ ko fii ci Sénégal ñun étudiants yi ñi ngi wax ne borom ñaari tur yi dañ koy bañ fii ci Sénégal ñun étudiants yi comme ni ko askanu Sénégal gépp di bañee ndax pétition bi nga xam ne signé woon nañ ko ba ci chef religieux yi ñi nga xam ne ñooy kilifay diine yi di ay xalif généraux même ñoom dañ ko signé woon askanu Sénégal gi yëpp it signé ko te loolu nag maanaam mooy li ñuy wax ci tubaab naan la volonté du peuple mooy li nga xam ne askan wi ñëpp ñoo maase bëggandoo. donc mi ngi noonu kon nag borom ñaari tur yi ba tey nekk combat bu rëy fii si Sénégal xanaa rek ñi jëm a xool nu mu wanante di mujj ak yi gëtëm en tout cas daal ñi nga xamante ñoom ñooy nguur gi daal ñoom ba tey ñoom fa ñu tegoon seen tànk fa lañ ko teg am na takoor mu mel ni am na lu des ba tey ci xibaar yi. waaw am na lu des ci xibaar yi soxal wàllum retraite bi ak durée bi ñu jàpp ne dafa daal di gudd loolee tax sax ñu nemmeeku ñàkkum xëyu ndaw mi fii ci réew mi askan wi ñoo ci yàbbi ñu dégg reportage Barthélémy Colly. Sénégal retraite bi 65 ans la waaye dafa am ñoo xam ne dañoo bëgg ñu yokkal leen ba 75 ans mu nekk loo xam ne askan yi rafetuñu ko ngir ñoom loolu mun na yokk chômage ci réew mi. âge de retraite moom 65 ans yi ñu ko defoon d'une part sax dañoo xalaatoon ne sax bari na kon donc suñu demee ba ñoom ñuy demander ay 75 ans loolu dafa ëpp te ak réew mi fi mu toll bari ay diplômés yoo xam te ne amuñu métier liggéeyuñu. ak ñu même ci jeunes yi nga xam ne amuñu sax diplôme mais liggéeyuñu
boo ko bëggee booleeg yokkal âge retraite yi ba 75 ans yaa ngi gën a yokk chômage bi ci réew mi. ku nekk ci âge retraite dafa war a dem ak tamit respecter âge retraite bi ba mu nekk 65 ans day tax ndaw ñi am diplôme mën a xëy. war nañu wàññi retraite bi wala ñu yemale ko ci 65 ans yi ba pare respecter ko aussi ku ci sa âge jot nga dem retraite sa morom remplacer la loolu mooy mën a doxal réew mi. bu ñu sukkandikoo ci taximan bi nguur gi war na mën a def dara ngir jàppale xëy ndaw ñi. solution bu ma gis daal vraiment ñoom ñu war a jàppale nit ñi àll bi ñu defar ko ba mu baax yóbbu nit ñi di bay foofu boobaa bu ñu ko defee semence dina wàññeeku retraite yi mën nañ leen yokkal tuuti rek ñu compal leen parce que dëkk bi dafa métti ci ñoom dëkk bi dafa métti koo xam ne vraiment liggéeyatoo ba dem nga ba retraite kon donc ci retraite boobu loolu nga yaakaar. chômage bi bëri na torop ci dëkk bi ngir saafara li nu mel nag nguur gi dafa war a respecter âge retraite bi ba mu nekk 65 ans. ñu jóge Dakar dem ba Kaolack ca commune bu Wakhingouna benn dëkk buy wuyoo Daaru Salaam Mouride foofee nag jàngalekat ya fa nekkee ci jafe-jafe la ñuy dund ci bu ñuy dem foofee ci école yi nga xamante ne foofu la ñuy jàngale tax na sax ñu yëkkati seen i kàddu ci reportage yu Momar Seck. nekk jàngalekat ci dëkk àll yi métti lool ñi nga xamante ni ñoo nekk ci Daaru Salaam Mouride duñu ko weddi ñoom ñi lee ngir sax ñi yegg ci dëkk bi daañu jégg dex rawatina yeneen jafe-jafe yi nga xamante ni moom la ñu fay dundu. charger suñu téléphone yi sax problème la courant bu amul kon jàng élèves yi efficacité bi day des parce que vraiment doo mun a évaluer élèves yi à temps issu vraiment évaluer ñu leen évaluer mënul normal condition d'accès bi dafa jafe. te loolu lu koy waral yëpp yombul pour que nga def reboisement bi nga xam ne war na fi mun am parce que rab yi nu ne lañ fiy jaaree loo jéem a jëmbat essayé nañ ko à maintes reprises mais loo jëmbat le mouvement élèves étudiants yi sax jëmbat nañ fi ñu pense que dina réussir mais vraiment peut-être niveau de conscience populaire da ngay gis ñu ñëw eew seen fas mbala seen mbaam. seen jafe-jafe yi bokk na ci ñàkkam courant ak tamit logement loolee di am sax ay gàllankoor ci seen liggéey. ci jàngale école bi am na ay problème yoo xam ne xaw na bëri parce que amul nit de clôture fenêtre yi gis nga ko ñu ngi yàqu bu ñuy jàngee poussière ba ñu dina rey ay tawu ba amuñu fi non bureau yi tamit amuñu ko gis nga école boo dem da nga ko fekk drapeau ak ñoom seen affaire yi loolu tam mënuñu ko am. école bi amul clôture loolee waral rab yi di ko jaaree fu nekk dawalkatu jakarta yi tamit ñu fay jaar yenn saa yi sax ñu fay def ay accident loolee waral nag di indi gàllankoor ba tey ci njàng mi. daaw ji toog nañ fi sax benn yoon dugg fi rek damm fi benn booy te loolu ñàkk nii de clôture su amoon lii di am fii daal ci la bokk incha allah. ñoom jàngalekat yi coono bu métti la ñuy dund moo tax jamono ji ñuy sàkku nag ci nguur gi wala sax maire bi ñu def lépp nag ngir clôturer leen seen miir boobee waaye tamit ñu am dëkkuwaay bu mucc ayib. lii moom mooy am logement fii nii peut-être bu amee logement fii nii enseignant bi nekk ci place jàngale élèves bi tamit bu amee logement jaaykat yi mën nañu ñëw fii di jaay ñuy jaay ndekki ci école bi donc élèves yi di jënd ndekki bi fii di jàng fii nii waaw. école bu Daaru Salaam Mouride ñu samp ko atum 2003 ba léegi moom école bi ñi nga xamante ni nag ñoom ñoo fa jot a jaar lépp li nga xamante ni moom lañ doon ñaxtu mooy nag dëkkuwaay bu mucc ayib waaye clôture ak i tamit courant. jërëjëf Momar Seck ci reportage bu am solo bi nga xamante ne moom nga def nag mu nekk loo xamante ne jàngalekat yi nekkee ci gox yu sori yi vraiment dañuy dund jafe-jafe te soxla nañ ñenn ñoo xamante ne rek ñoom ñoo ko mën a won askan wi wala rawatina ñi nga xam ne ñooy autorité féete nguur gi foofu noonu. waaw mu nekk loo xamante ni bi mu koy def sax laal na ma parce que dama jël sa benn angle rek côté jàngalekat yi mais li nga xamante ni moom mooy dëkk Daaru Salaam Mouride foofee dafa nekk gox boo xamante ni dafa enclavé enclavement bu métti boo xamante ni géej moo wër dëkk bi maanaam mën naa xam ne si île la nekk ba lépp li nga xam ne askan wi bëgg nañ ko ci commune bi duñu si mën a jot ndaxte kenn mënul jéggi ndox ci saa yu la neexee jàngalekat yi fa nekk tamit di gis nga ko image yi mu nekk loo xam ne métti na lool amuñu courant amuñu ndox poussière bi di ñëwee fu nekk fi nga xamante ni moom mooy ci seen jàngalekaay boobu fenêtre yi yàqu am na leneen tamit ñu ngi koy dund muy logement amuñu fu ñu dëkk seen logement yi gis ngeen ko daanaka sax bu ñuy ñëw laata nawet bi kër yi da nga gis ñu daanu mu nekk loo xamante ni tey dañuy sàkku ci ki nga xamante moom mooy maire bi mu fexe ba defal leen location boo xamante ni bu mucc ayib lay doon ak courant ak lépp waaye tamit njàng mi tamit mën a ñoŋ su ko defee résultat yi mën a génn donc loolu bokk na si doléance yi nga xamante ni sax dëkk ba da koy ñaxtu waaye tamit hôpital ba amul sax li nga xamante ni tey moom mooy nag ay sage-femme ak maanaam ak matériel sanitaire bi tamit amu fa donc mu nekk dëkk boo xamante ni kon
askan wa bëgg nañ nag ñu dimbale leen ami mu nekk lu am solo. waaye nag dañ koy waaj a jeexal. dañ koy waaj a jeexal ndax bu fi doon wax fii ba suba du jeex ndax mi ngi noonu daal. mi ngi noonu mu nekk loo xamante ne kon ñuy fàttaliku bu baax ñi nga xamante ne ñoom ñoo dëkkee ca àll ba wàllum na tàggat yaram xam ngeen ne stade bu Sénégal mu stade bi ñuy duppee nag Diamniadio daañu ko daloo ñaar fukki fan ak ñaar si weerum février bi président de la république di fa dalal ay naataangoom ñu jàpp nag juróom dinañ fa teew waaye tamit ki nga xam ne mooy Adama Barrow ki nga xam ne mooy Paul Kagame ki nga xamante ni moom mooy Tayyip Erdogan bu Turquie ak Frank Walter bu Allemagne ñoom ñëpp daal ak Umaru Sissoco Embaló ñoom ñëpp daañu fa teew mu nekk kon daloo boo xamante ni daañu ko am ci talaata ju ñu dëgmal waaye nag turu stade bi kan moom lañ koy tuddee loolee nag askanu yéene si yàbbee ñu bëri nag jàpp nañu Abdoulaye Wade la élément bi ñu ànd ci ak Ousmane Niang. man de franchement su ma sañoon daal xam nga Abdoulaye nañu ko tuddee leneen quoi xam nga parce que moom du footballeur quoi stade da nga koy tuddee un footballeur ou bien un grand dirigeant du sport quoi tu vois mais Abdoulaye soo ko tuddee sport parce que man su ma duggoon stade ma gis Abdoulaye xam nga du ma gis sama bopp quoi tu vois. xam nga soo ko tuddee benn sportif xam nga même joueur bu ñëw xam ni kii sportif la ba dañu xam ni kii vraiment xam nga c'était un grand sportif il a fait un grand truc dans le sport et tout dina tax moo gën a xam nga dinaa jëm xam quoi lan la quoi mais Abdoulaye soo ma nee Abdoulaye sport damay ne xool lien bi Abdoulaye ak sport ban lien la am ak sport. man yaakaar naa mun nañ ko bañ a tuddee un homme politique mais plutôt ñu jox ko un sportif un ancien gloire comme ça. Oui, le nom qui me vient en tête, c'est parce que comme Jules François Bocandé, pourquoi pas. Quelqu'un comme Locotte, qu'on a perdu tout récemment, pourquoi pas. Il y en a plein, il faut chercher. Man de jàpp naa ni mën nañ ko tuddee un sportif waaw d'autant plus que Sénégal moom comme xam nañ ni coupe d'Afrique bi la ñu doog a jógee nii ñoo jël coupe beeg yooyu ba pare am na ay footballeurs yu mag yu fi nekkoon ay entraîneurs ak ay kii yoo xam ni yàlla dogal na ci diggante bi jógee nañ ci ak yooyu jàpp naa ñooñu daal war nañ leen ko mën a tuddee. man daal su doon man si suma idée bopp je vois pas un politicien mais plutôt un sportif. stade baa ngi noonu kon nag mbokk yi gis ngeen ko stade bu mucc ayib ñu war ko nag daloo su ko defee nag dina am mat sa xarito diggante ancien gloire yu Sénégal ak tamit ñi nga xam ne ancien gloire yu Afrique ñoom Didier Drogba Samuel Eto'o waaye tamit dinañ fa gis tamit ñeneen ñoo xamante ni daañu fa teew ku si mel ni président CAF bi ak FIFA bi luñ ci xaw a xëy mi rek mooy Lion champion d'Afrique yu Sénégal du ñu ko fekki ndaxte ñu ngi si seeni club. ba tey ci wàllum tàggat yaram basketball équipe nationale bu Sénégal góor ñi mu ngi waajal bu baax a baax fenêtre éliminatoire mondial bi nga xamante ne mooy amee foofu si diwaanu Japon ñu war ko door nag fii ci Sénégal Dakar Arena ba wala sax nga ne complexe sportif ba foofee ñaar fukki fan ak juróom jàpp ñaar fukki fan ak juróom-ñaar si lañ nag soobu ci li nga xamante ni moom mooy éliminatoire yooyu ñaari poule moo fi am nag poule B bi Cameroun Rwanda Soudan du Sud ak Tunisie ñoo fa nekk Sénégal nekk si poule D bi dafa ak équipe bi di RDC muy République démocratique du Congo Égypte ak Kenya su ko defee nag kon xam ngeen ne def nañ lii di publication liste bi Amina ñu jeexale ko ak championnat bu Sénégal si samedi ji tey nag Ligue 1 bi ak Ligue 2 bi daañu sóobu ci fukkeelu bëccëg bi samedi ji nag bu ñeenti waxtu jotee ba tegal fanweeri simili Jaraaf dina tase ak Guédiawaye Football Club Mbour Petite Côte Dakar Sacré-Cœur Douane CNEPS Casa Sport US Gorée si dimanche yi la ñu koy jeexal Génération Foot Teungueth FC Linguère Ndiambour AS Pikine Jambar Ligue 2 bi tamit daañu sóobu ci mbir mi Oslo Football Academy di tase ak Ñaari Tali Jamono Fatick Union Sportive bu Wakam Kër Madior di tase ak Demba Diop FC loolu nag moom mooy li nga xamante ni moo war am ci weekend bi waaye tamit national 1 bi national 2 bi waaye tamit lamb ji kenn du ko fàtte guy gi ak kan ak rëg-rëg ñoo war a tase suba ci arène nationale bu nekk Pikine suba wala dimanche suba la lan tey la 18 tey la 19 tey la samedi waaw kon le 20 la waaw dimanche mi ngi noonu kon dimanche nag na ngeen ko seetaan yéen ñëpp doon kan nga faral yow man daal maa ngi seet waaye xam nga man xaw ma rëg-rëg man guy gi laa xam parce que guy gi moom laa xam moment yi muy def français yu neex yooyu mais rëg-rëg moom vraiment xaw ma ko mais xam naa daal ku am xadar la te ni ma ko gisee di def MMA bi am doole rek en tout cas daal am na confiance ci moom parce que bañ defee open press daal na waxaat ne pare na pour indi ndam bi foofu donc ça sera pas facile ca caaro xam naa yow mi nga xamante ne vraiment dinaa la bàyyi nga dem stade rek man moom damay toog guy gi Seck la sant sama doom baay la nag waaye nag
làmb ji moom du question ne maanaam maa la fi njëkk wala yooyu Gouye Gui am na point yi nga xamante ni war na fa mën a daanee Reug Reug parce que am na doole moom mooy roi du simpi. waaye nag combat bi man sama jàngat mooy du question de doole. bu ñuy dóorante nag Gouye Gui moo ko gën a diis loxo moo ko njëkk ci dóorante bi tamit mun na am point mu nekk point fort am. pour bu ko dóoree mën na tërëf mu mun ko daane. loolu rek man pour man loolu la ko mën a daane mais du si jàppante bi. beneen ponk laa la bëggoon a laaj tuuti sax ndax dama gis ne làmb léegi daal nit ñi farataaluñ ko kum bu njëkk mu mat loolu daal vraiment man jaaxal na ma parce que bu njëkkaan bu làmb amoon combat daanaka mobilisation bi ñuy am ci réew mi man daal daf ma jaaxal te léegi gis naa làmb day am ba tey man mii Pikine laa dëkk sorewu ma stade bi après làmb bi laay xam ne am na ak yuux yi loolu lan moo ko waral nit ñi ñoo dem ba amatuñu làmb doxatul comme ni mu doon doxee wala. waaw comme ni nga ko waxee rek yaakaar naa ne lamb ji moom manque d'organisation bi la ak tamit yaradi ko guñ ci nemmeeku gune yi di xeexoo di gaañante waaye tamit face à face yi nga xamante ni dafay métti te ma si wax tamit ñu koy bañ a def guddi parce que lamb moo wax dëgg yàlla bu njëkk ba lamb moom su bu dee côté Saloum ba moom lamb guddi lañ ko xamoon. te foofu tamit dana am organisation yar gi mais fii lamb ji ñu war a tëgg ci guddi gi dafay indi agression yi bu doon bëccëg yaakaar naa ne kenn du def agression. bu njëkk ba ay 19h lañ naan mbër yaa ngay sëgg. mais léegi loolu yëpp mën na indi gàllankoor ci làmb ji ak tamit ni ma ko waxee sànq rek yaradeku gi ak ñàkk ormal gi nga xamante ni nemmeeku nañ ko ci làmb yenn supporters yaakaar naa loolu la ak tamit soriwaayu stade bi ñu bëri dañuy tayal a jógee fi naan ñoo ngi dem stade ba loolu la tey arène nationale ba yaakaar naa ne kon Ami Koor moo jaajëfal la man tamit ma lay jaajëfal di jaajëfal téléspectateur u télévision Time for Africa di leen jox dig daje ba samedi bi di ñëw incha allah jërëjëf Aminata Koor séeréer bu dégg wolof bi kon mbokk yi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax si teewlu gi seetaan gi di leen nag wax ngeen wéy di seetaan suñu programme Time for Africa kon télé baa ngi noonu jërë ngeen jëf